xibaar yi ci RFM. mbokk yi asalaamaaleykum bisimilah ci xibaar diggu bëccëg. li ci gën a fës couvre-feu bi daal dañ cee yokkaat fanweeri fan maanaam ab weer ëllëg di samedi la waroon a jeex ci gox yi di Dakar ak Thiès dañ ko daal di yokku ci ñaari gox yooyee décret bi nag dañ ko signé ni ki tey jilee buñ sukkandikoo ci ay xibaar yi ñu fa jot a am. liñ ko nag daal di prolonge maanaam yokk ko lii di couvre-feu bi nag ci jamono joo xam ne ab spécialiste maanaam ci ko xelam màcc jëm ci santé publique dafa jàpp ne gisul njëriñu couvre-feu professeur Pape Gallo Sow daal li mu sax bëgg mooy confinement maanaam nit ñi toog bañ a dem di dikk ci ay ñaar ci ayu bés ci Sénégal gi yëpp. am na ñu tegaat loxo tey ci suba kenn ki nag di membre FRAPP France Dégage kenn ki di kenn ci ku bokk ci parti bi di Pastef bu Ousmane Sonko. ñu teg leen loxo nag ca buntu préfecture bu Ndakaaru dañ fa demoon déposer ab demande ngir amal ab doxub ñaxtu àllarba bi ñu dëgmal Ousmane Sonko ndax dina wuyu convocation bu commission ad hoc bu ci yegsee nag doomu Sénégal di leen ci xam dara di ay kàddu maître Abdoulaye Tall di porte-parole bu parti bi di Pastef nag ne du tontoogum ci ni nu mel mu tamit waxtaanee ci lu jëm ci teg loxo bu ñu teg loxo ay partisans Ousmane Sonko ak mbiru Birame Souleye Diop. ñaareelu pàcc xibaar yi tàggat yaram dem ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne xibaar yi biti réew ak Anna Rocha gis-gis dinañ ci tey waxtaanee dal couvre-feu ndax am na njëriñ am déet dinañ ci ànd ak ñi ci wax àndal di Seydina Aliou Boli spécialiste gestion urgence complexe ak professeur Cheikh Ibrahima di socio-anthropologue ci technique bi Abdou Thiam ak Yacine Pouy asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. dañ koy tàmbaleek xibaar bi ñu am ne daal yëf yaa ngay tàng foofe ca zone B di ay ndaw yu taxaw daal ne duñu mus a nangu ab projet boo xam ne daal mairie moom moo ko fa bëgg def maanaam tabax ba lii di ab poste électrique. ak RFM kumba tàggoo nag yéen. couvre-feu bi daal ngir daal di dakkal wala sax wàññi bu baax a baax lii di mbas mi dañ koy yokk buñ sukkandikoo ci ay xibaar yu ñu jot am décret bi nag signé nañ ko ki ko sax sañu di njiitu réew mi di Macky Sall loolu nag ni sax ëllëg la waroon a jeex ci ñaari gox yi di Ndakaaru ak Thiès Binta Diallo ci ay leeral. décret bi signé nañ ko maanaam couvre-feu bi ci diggante Ndakaaru ak Thiès dinañ ko yokkaat ci diiru benn weer ci xibaar yi ñu jot état d'urgence sanitaire bi nag dañu koy maintenir itam ba ci li nga xamante ni jëloon nañ ko ci dogal ngir tere yenn yi situation bi nga xamante ni virus baa ngi koy doxee ci Sénégal dafa ëpp dayoo moo tax nag jotagul ñu fi jëlee fi couvre-feu boobule benn weer bi nga xamante ni defoon nañ ko couvre-feu ci diggante Ndakaaru ak Thiès ëllëg lay jeex waaye dinañ ko dolliwaat maanaam fanweeri fan yoo xam ne kenn dootu ko mën a dolliwaat loolu la loi 69 bi nga xamante ni dañ ko yeesalaat digle te itam ñu dolli si beneen régime muy ñetteeli régime bu bees ak ñaari yeneen article 24 ak 25 yi nga xam ne may nañu sañ-sañ njiitu réew mi mu daal di décréter état d'urgence yokku ci couvre-feu ci jamonoy catastrophe naturelle ak état d'urgence sanitaire waaye ñaari weer képp la ko yoon may bu ko weesoo dafay delluwaat ci assemblée nationale. couvre-feu boobee Binta Diallo kii nag di spécialiste ci santé publique da ca gisul benn solo ci Ndakaaru ak Thiès professeur Pape Gallo Sow dem sax ba ne confinement maanaam nit ñi toog bañ a dem di dikk ci ñaar ci yu bés moom la gis nañu war a def ngir daal dëkkal yëf yi Awa Mbaye. xayma yi wane na boppam couvre-feu diggante Ndakaaru ak Thiès wàññiwu dara ci dooleeg mbas mi ci ñaareelu vague bi lii di seetlu ko professeur Pape Gallo Sow di jàngalekat ci université Alioune Diop bu Bambey xam-xamam màcc ci wàllum santé publique. couvre-feu bi teewul virus bi mu ngi dox nit ñi ñu ngi wàllante seen biir lu tax ñu wax loolu boo xoolee rek dese yi ñu ma gën a ëppal solo diggante 6 janvier ak léegi. am nañ ci biir couvre-feu bi 353 décès te avant couvre-feu bi 428 rek la ñu amoon 428 yooyu ñu amoon commencé na depuis 2 mars donc 2 mars ba 6 janvier bi Sénégal 428 diggante 6 janvier maanaam ci couvre-feu bi mu am 353
loolu xam nga jéego bu bëri la kon couvre-feu bi amul jeexital. couvre-feu bi kon moom dong mënta lijjanti mbir mi ba tax professeur Pape Gallo Sow ne nañ ci boole lii di confinement maanaam tënk nit ñi diirub fukki fan ak juróom ngir virus bi wàññeeku bu baax. ñu ci doon wut gisuñu ko si maanaam lu baax lañ ci doon wut waaye gisuñu ko si comme gisuñu ko si nag yaakaar naa ni lu ñu war a dakkal la. man sama wàll bopp bu ma amee pronostic bu may def wala lu may proposé jàpp naa ni dañu war a demaat confinement même bu dee fukki fan ak juróom war nañu confiner askan wi ngir arrêter virus bi ni muy tambaambaaloo si biir ñu defaat confinement bi sax mun nañ ko boole ak vaccination yi nga xam ne mu ngi ñëw loolu daal jàpp naa ni ci sama xalaatu bopp boo xam ne si man mi la jóge bu ko defee xëy na mbas mi bu fi jógewut it dina fi wàññeeku lool. doomu jàngoro ji di virus bi mi ngi wër bu baax ci Sénégal ndem sax diggante Ndakaaru ak Thiès ñu ngi ci couvre-feu mu mel ni jàngoro ji mi ngi gën a am doole. ci réew mi Awa Mbaye Covid 19 sax di mbas mi limu tey nag ci àjjuma ji am nañu ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ñu amee lii di jàngoro gi ci lu ëpp ñaari junni test yi ñu jot amal. waaye tamit wala sax ñeent téeméer test yu ñu jot amal. am nañu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay cas yoo xam ne kenn xamuñu fi ñu jóge di ay cas communautaire juróom-benn bakkan daal di ci xott juróom fukki ak ñaar di ay cas grave ñu ngi ca réanimation ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn di daal ñoo xam ne daal dañoo mujjee wër. mbas mi nag li mu jur ci ñoo xam ne seen gët neexul yalwaan ngi daal daanaka doxatul ñoom sax nee nañu buñ doon am tey téeméer tey ñu ngi ci ñaar fukk ndax dafa wàññeeku bu baax a baax ñu sax dem bañ a daal ñetti repas yi dañoo dem sax ba mënuñ ko assuré waral nag ñuy ñaan wala foofa ca Kaffrine lañ koy seeti kii du Umar Ndiaye. ñu bëri ci ñuy dund ak way laago rawatina ci wàllu gët jafe-jafe la ñu am ngir am lu ñu yóbbu ci kër ga ci jamonoy mbas mile ndax li ñu bàyyi joxeem loxo bokk na ci Talla Thiam mile jiite way laago yi ci département bu Kaffrine. ñun ñëpp fii ba dëkk bi daj foofu dajee benn wax bi la yaa jafe-jafe bi ñu am mosuñu am jafe-jafe bu toll nii si ay organisation ay xew ay siyaara ay yooyu lañ gënoon di amee ay programme pour ñu am fa ay ndimbal mbas mi ba mu ñëwee bu fekkee ne daan nañ am téeméer ba ñaar fukk sax amatuñ ko ñu xëy di liyéen si béccet si loolu nga ma fekk sax béccet yooyu ñu dajee su matee téeméer ñu def ko dem tooloot. ñoom silmaxa yi nag li ñu seetlu jamono ji mbas mi dem na ba buñ leen di sarax ñu bëri dañ lañ koy sànni ndax moytu joxe loxo mi lu nu mel nag ñu am ci njàqare lool bokk na ci jukko siñaan nekk ki jiite way laago yi nekk ki jiite way laago yi ci wàllu jigéen ñi ci département bu Kaffrine. am na ci ñu nga xamante ne nag gëm nañ yàlla suñ laay jox dikk teg ko ci sa loxo waaye am na ci ñu nga xamante ne suñ laay sarax fa ñuy dikk rek yorox ko ci sa loxo rek nga xam ne sarax la nga jël yow ndax suñ ko mënoon duñ dem ci ñoom ne leen jox leen ñi ngir yàlla neexuñu parce que xam nañ affaire bi luy wër la te wéccee yi nga leen nit ñi jox ak nit bu ñu lay joxaloo xam nga loolu. naam ñu ne ñu ngi dégg ndimbali di pëlee fu ne waaye way laago yi nekk ci département bu Kaffrine rawatina silmaxa yi nee nañu ab dégg rek lañ ci am. ndimbal yi daal dégg nañ ñu ne joxe nañ ay milliards. bi ay ñëw ñun moom bokk amuñ ci ndimbal dara amuñ. financement bu nekk daal dinañ ci bëgg waaye duñ ci mën a xam. ñoom nag li ñuy sàkk jamono ji nguur gi bàyyi leen xel ndax li ñuy am akas néew ci askan wi lañ koy jëlee ci jamono ji mbas mi bëri na lool lu mu ci tënk. Kaffrine Omar Ndiaye RFM. Omar Ndiaye benn waxtu teg na juróom-ñetti simili. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. yëf yi di jaaba jonge maanaam teg loxo yi fan yi bëri lool tey ci suba tamit ñaar kenn ki bokk bu FRAPP keneen ki bokk parti bi di Pastef bu Ousmane Sonko ñu teg leen loxo ca préfecture bu Ndakaaru ñu demoon fa ngir déposer ab demande ngir ñu amal seen i doxum ñaxtu alax bi ñu tëgmal ngir ñu bàyyi kii di Abass Fall ak Fatima Mbeng di ñu bokk ci Pastef loolu nag gannaaw ba ñu amale seen interview maanaam waxtaanee war taskatu xibaar leen police fekk foofu teg leen loxo yóbbu leen Salimata Aw. Oh, soyez responsable. Depuis le début, je me suis bien comporté avec vous. mu jafe woon loolu ci taskatu xibaar yi ñu seq laaj ak tontu diggante waa FRAPP yi ak waa Pastef. Oui, madame le commissaire. On va arrêter parce qu'on nous a signalé qu'on ne devrait pas autoriser un rassemblement ici. Et ça, c'est un vrai rassemblement. ñoom ñooñee dañoo ñëwoon déposer ab demande d'autorisation ngir marche bu ñu nar a amal alarba ji ñu jëm. mooy dañu ñëw pour déposer benn demande de marche pour le mercredi par rapport à nos camarades et surtout à notre coordonnateur Abass Fall qui a été arrêté arbitrairement dimanche. boobu ba léegi
moom ak Fatima la ñu arrêté woon Fatima ñu arrêté waat ko encore donc et par rapport encore ak ñeneen ñi nga xam ne moom ñu arrêté woon mooy kii le lundi passé le lundi 8. bu ñu sukkandikoo ci El Hadj Ousmane Fall jàpp gi ñu jàpp Fatima Mbeng ak Abbas teguñu ko fenn lu dul ci xoxotal. Maintenant la demande de libération sera immédiate et sans condition de Abbas Fall et bu ñu ko defulee tout ce qu'il y aura li nga xam ne ñi nga xam ne que le gouvernement de Macky Sall sera responsable instant yi il y a d'autres priorités pour le pays. nee nañu nag marche boobule ñu am wala ñu ñàkk autorisation lañ ca yemale dañuy dem dox ñaxtu wax lu leen metti. nañu bàyyi ñu def suñu marche calmement bu ñuy ñëw ñu ne ñu duñu def marche parce que marche boobu noonu dañ ko def par A ou B dañ ko def. Adama ak Ousmane ñoom nag seen kàddu ñaxtu yooyule daanaka ña nga ko eggalee ca woto police ba gaare woon soriwul dara. Vous voyez qu'ils sont en train d'arrêter les gens. Vous voyez qu'ils sont en train d'amener les gens. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on arrête les gens quand les gens font. ñu daal di teg loxo kii di Abbas Fall bu Pastef ak Fatima Fall ak Fatima Mbeng bu FRAPP ak ñeneen ànd ak Ousmane Sonko kenn ci seen avocat nag jàpp ne loolu dafa teguwul fenn jaarul yoon. waaye sax maître Babacar Ndiaye di leeral na daal seen garde à vue àpp ba jeex na waaye terewul ba tey ñu ngi ci loxoy division des investigations criminelles di waa DIC maître Babacar Ndiaye ak Georges Diop. sama clients yi jàpp nañ leen depuis comme dimanche voilà boobu ba léegi am na ñoo xam ne lundi nañ leen arrêté depuis boobu ñoo ngi fële si locaux division investigation criminelle policiers yi def nañu seen enquête ba pare normalement war na leen jébal procureur mais boobu ba léegi loolu dara amu ci et te gis nañu aussi nit ki soo ko dee garder à vue aussi dafa am lu yoon tëral mooy suñu code de procédure pénale dafa wax ni durée à garder légale bi c'est 48 heures mais la police mën na demander l'autorisation procureur pour mu suñ ko renouveler yeneen 48 heures su jeexee donc ñooñu dañ leen war a jébal procureur war a ñu bàyyi leen loolu nag dara amu ci donc loolu mu doon la nga xam ne vraiment ñëpp koy mettilo ñoom suñu dee def seen enquête fekkee def ñu seen kan gisuñu dara nañu bàyyi jaamur ñu dem seen yoon dellu seen liggéey mais kam yenn pratique yi téye nit waxoo ko wow na wala tooy na mais nga jàpp ko rek mënul dem si ay mbokkam xañ ko ay mbokkam aussi loolu je pense que loolu teguñu ko fenn et je pense que yooyu du ay pratique nga xam dina honorer suñu police suñu gendarmerie quand même parce que suñu institution dañu nekk ay institution républicaine dañu war a nekk ay institution yoo xam ne lépp lu ñuy def dañ ko war a teg si yoon te yoon yooyu dafa am loi ak ay règlement yu ko tënk donc suñu dee def ay jëf yi nga xam ne tënkoowul ak yooyu rek dañuy jàpp ni loolu affaire comme soo demee si dëkk yi nga xam ne amul benn démocratie li ñuy wax ay police politique ñoom loolu mooy seen pratique et puis je pense que Sénégal ñun dépasse nañu stade boobu quoi war ñu dépasse fi ñuy waxee ay police politique tëye ay nit waxoo leen wow na wala tooy na mais nga tëye leen foofu rek lu dul seen coobare te mënuñu dem seen ay mbokk mënuñu leen gis loolu je pense que tooñ nit ki la ak jaay doole nit ki la raison pour laquelle loolu damay attirer attention Sénégal yi yëpp ñu bàyyi si xam ne actuellement suñu kaay dañ leen tëye foofu si tëye maa xam ne teguñu ko fenn si yoon te di ko ñaawlu aussi. ñooñee ñu teg loxo ak mbiru kii di Birame Souleye Diop di porte-parole bu kii nag di porte-parole bu PASTEF dafa daal jàpp ne kii daal di administrateur bu parti bi di PASTEF jotul benn convocation bu jóge ci division des investigations criminelles di waa DIG maître Abdoulaye Tall wax tamit daal ne kii di Ousmane Sonko bu waree dem wuyu ju convocation bi su boobaa doomu Sénégal dinañ ci xam dara maanaam convocation bu commission ad hoc bii war a taxaw daal ngir suñu malaanu kiirlaayu kii di député bi di Ousmane Sonko maître Abdoulaye Tall moom moo nekkoon tey Gano RFM matin. waaw loolu buñ jotee convocation dinañ ci àddu mais damaa bëgg rek moom xamal leen benn mbir xam nga wax naa leen sànq ne la mbirum complot bi gannaaw ba nga xamee ni ñun dem nañ ba démasquer ñi nga xam ne ñooy auteurs yi moom le moment venu incha allah Ousmane Sonko dina aviser mais li jot a am assemblée nationale ñu koy ñaawlu trop ay députés yu jóg ne dañuy c'est des représentants du peuple bokk ci majorité ñuy taxaw ne dañuy teggi malaanu kiiraayu seen collègue député ñu ne leen naam da ngeen ko bëgg a def te am na fi ay yoo xam amoon na maanaam am nañ ci benn jurisprudence conformez-vous à la loi bu leen tëb rek di teggi malaanu kiiraange affaire Khalifa Sall avant ñuy teggi malaanu kiiraange dina indil un dossier complet mënuñoo nangu ci affaire Ousmane Sonko ñu jox leen benn simple demande alors que y a un dossier qui est pendant devant le juge. juste ñoom li ñu war a def li ñu war a njëkk a def seen acte premier mooy jox leen ñu dossier bi. dossier bu mooy lan le procès verbal d'enquête préliminaire bi nga xam ne gendarmerie indi na ko xool le rapport médical bi nga xam ni médecin bi nga xam ni sur réquisition de la gendarmerie moom la établir rapport médical am xool yeneen pièces yi nga xam ni accompagné nañ. ani Birame Souleye Diop est là au Sénégal et il est dans son. jot na convocation wala.
ba yoonu yàlla may waxee te jotul convocation xam nga li si gën a grave mooy ñu ngay wax naan dafa daw dafa dugg fii Birame Souleye ku ko xam si loyauté xam ko si courage xam ko si ni muy yoree parti bi nga xam ne mooy l'administrateur du parti xam ngeen Birame Souleye du koy daw. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu waxtaanee nag autopont bu Yoff fi ci Ndakaaru bu ñu ubbi woon naam ubbi nañu ko waaye nag ba tey chauffeur yi daal ña fa dëkkee ca boor yooyu daal day naqarlu daal ne ba tey daal yëf yaa nga gën a metti ndax faw ñuy wëree fu ne ngir mën a yegsi ca autopont bi ñuy nag ñàkk seen i temps seen i carburant nañu def lépp daal ba liggéey bi jeex. reportage Umu Kalsum li xam naa du yàgg ñu ñëwaat ci reportage am jëm ci autopont boobu ñu déglu ko. kon dinañ ñëwaat ñu waxtaanee nag loo xam ne mooy coow ci wàllu suuf collectif bu ëmb fanweer ak juróom-ñaar ci ay village foofe ca Njaayel ca Waalo nag li ñu bëgg mooy ñu xoolaat 20 000 hectares yoo xam ne daal lañ ko jàll di joxe woon ci atum 2012 ñi di waa Senwil laata nag société boobee di ko jaayaat ab entreprise bu yëngu ci wàllu ferme ñu koy sax waxalee ferme de la Teranga. moom tamit dañ ko joxe baaraamu tuuma ne daf ko bëgg a jaayaat ay homme d'affaires yu jóge biti réew leeral yeeg foofu ca Saint-Louis Mouhamed Nabi Silla. collectif bu ëmb fanweer ak juróomi dëkk-dëkkaan yu nekk ci Njaayel wane naqar wu ñu am ci suuf suñu nangu ci ñoom ci 2012 ak léegi Bayel Sow premier adjoint au maire bu ñi dëkk ci bërëb bi lee seen huile seen éthanol moom la ñu joxoon 20 000 hectares mënu ko liggéey dem jaayaat ko tey ferme de la Teranga tam ba tey mënu ko liggéey mënuñu ko liggéey dem dëkk luyee ay population ñu ko dëkk mais dañu ne loolu rafetul jaaduwul tey am nañ information yu leer ne am nañ ay teefanke yuy ñëw pour aussi jindaat suuf si ñeneen yi fi nekk teefanke yu jógee si réew arab yi président de la république man dama jàppaane yëgul lii seetaan bu ñu leen def neexul lool Amadou Ka yor kàddu collectifu fanweer ak juróom-ñaari dëkk yi ci Njaayel li ñu koy wax mooy que c'est trop 20 000 hectares dafa jaaduwul ñu jox ko benn société boo xamante ni bi dañu di ko tongtongante di ko jaayante jaaduwul di ko courtier seen huile lañ ko joxoon seen huile jaayaat ko ferme Teranga tey jii ñu jaay ko Frank Timis ni mu jaayee suñu géej gi noonu la bëgg jaayewaat suñu jéeri ji parce que c'est sûr que am nañ ay information que ni moom def ko bëgg jaay ñu jóge si réew golfe yi ci réew arab yi te ci semaine bii lañ ko war a finaliser. lu nu mel góor gi sow ay atam toll ci juróom-ñett fukk dëggal ka daal di joxoñ baaraam njiitu réew mi ci musiba bi leen dal. safara amul ndax Sénégal yëpp moo nuy seetaan ñu doon wax ak yelleef doomu aadama kana dañu nekkul ci Sénégal ana Aliou Tine ñoom ñi doon wax ni dañu dimbali nit ñi ñu ngi nuy seetaan 10 ans nañu ne waxte dee nekk Macky moo ko def mu nangu suñ suuf si. askan wi yeewoo ci Njaayel di artu gouvernement bi ba benn jënd ak jaay ci wàllub suuf bi aju ci wàllub Njaayel bañ a mën a ne te ñu delloo leen ko ngir ñu sowe seen jur gi ak seen dëkkuwaay yi lee RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. ñu waxtaanee campagne njaayum gerte gi nag lii di mbas mi daanaka yàq liggéey maanaam opération yi daanaka sax jamono jiyee luuma yëpp dañ leen tëcc lu daanaka ëpp 500 000 tonnes la ñu gisoon a collecté am na te ku jàpp yi. ci région bu Fatick nag fii mu ne luuma yu bëri dañ leen a tëj loolu nag di ay dogal yu kilifa yi jël ngir xeex li nga xam ni moom moo di coronavirus waaye nag dogal boobu dafa fekk ne dafa am njeexital bu metti ci campagne yu njaayum gerte mi njënd mi te ñu toll ci Moustapha Cissé moom mooy président union régionale des coopératives agricoles bu Fatick. waaw am na teq-teq ndaxte danga daan takk sa seret bi su luuma la jëndkat yi daan ñëw ku ne gaare sa camion nga indi sa gerte ci ne prix sangam ñu xëccoo ba prix bu la si arrangé nga jaay ko te fi nekk nii loolu amul fii may wax ak yow rek gerte gi mu ngi jar 340 francs te fekkoon ne tëjuñu woon luuma yi konoon kilo bi yegg na 350 yi day mat sëkk. directeur développement rural bu Fatick te nee na ba fii mu ne li nga xam ni moom la ñu collecté ci graine d'huilerie dafa tuuti trop Mamadou Badiane. donc 580 tonnes ci wàllu gerte goo xam ne jënd nañ ko jubli ci yóbbu ko ci usine yi ñu nal ko. loolu jot nañ ko fay am ci ba fi tàmbaleeg léegi boo xoolee mbas mi am na ci wàll bañ tëjee lu muy ba léegi mën a ko njënd ak njaay bi dafa tàggatee. lu jëm nag ci wàllu semence ne ñu fii mu ne ci biir région bi collecté gum nañu lu tollook 1,2 ci ay tonnes moom nag mu ni tëj ñu tëj luuma yooyu du idée bu baax moom mu ni mënoon nañoo defee neneen. xëy na foofu nag nguur gi waroon na mën a xool beneen mesure mën a ko lépp buñ ko respecté def ci lañ ca war a wax takk der def lañ war a def kon jënd ak jaay génn dem seet mën na ko mën naa nekk bu ko defee nag fa buñ tëjee luuma ya ku mel lu mel ne luumay pasi lu mel ne luuma suuf
Sokone luuma Foundiougne luuma Karang luuma yu mag yi yooyu bu ñeent jee wax dëgg fa yàlla ku xam luuma yi xam seen njëriñ. directeur développement rural nag di fàttali ne opérateurs yi nga xam ne ñoom ñoo waroon a ñëw def collecte bi fanweer ak juróom-ñaar lañ ci agréé waaye daanaka juróom-ñaar rek ñoom ñooy ñëw Aminata Goudiaby Fatick RFM. defaraat marché Ndombe Diop bu Diourbel nag liggéey ba askan wi foofu daal rawatina sax ñi di jaaykat yi jàpp ne yàgg na lool Babacar Diouf. visite de chantier bi nga xam ne ministre du commerce amaloon na ko ci diwaanu Njaareem taxul jaaykat yi nekk ci marché Ndombe Diop seen njàqare jeex ñoom de ba léegi ñu ngi xaar ñu delloo leen marché bi nga xamante ni ba ñu tàmbalee liggéey bi boobaak léegi yàgg na ñoom nag mënatuñoo xaar Modou Gueye Diop moo di délégué marché Ndombe Diop bu Njaareem. ndax depuis chantier bi léegi dafa am ñaari impact yu mu am ci ñoom yoo xamante ne tey ci nga xam ne dafa nekk ci biir marché bi di jaay ak ki ne ci biti dafa nekk ngir amul fu mu jaayee ne ca taliba naaju nekk ci kawam taw bi nekk ci kawam muy dund ay jafe-jafe ñooñu depuis 2014 ñeentaat ñu ne ci loolu ñooñu li ñuy dund métti na trop kon ñooñu bëggoon nañ liggéey bi gaaw ba ñu mën a ñëwaat dellusiwaat seen place waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir it dañoo nekk ci ay jafe-jafe yu métti ndax dañoo war chantier bi dafa nekk ci digg marché bi ñu sengee ko ba pare kenn amul fu mu jaar pour dem ci ñoom nga xam ne dañuy tey toog di xoolee suba ba ngoon jot parce que duñ jaay ci waajal li nga xam ne mooy delloo gi ñuy delloo marché bi commerçant yi meeru Njaareem ne war na noo toog waxtaan wu yaa woo xam ne ni dinañ ci mën a am bunt bu nu yoree marché bi ba njombe dootu ci am Malick Fall. li nga xamante marché bu paree ñun ak ñoom dañu am ay comité de gestion mën ko toppatoo parce que bu paree tamit ni ñu ko war a téye téyewuñu ko it presque day mel na meloon waaye nag nañ déggoo ak délégué yëpp ñu waxtaan yëpp encadré ko beneen bi may wax aussi tamit mooy ñu lakkale woon te newoon fi maa leen assuré ñun ak délégué ñu ngi def recensement yi pour que vraiment ñu teg ko ci yoon. marché Ndombe Diop ñu fàttaliku lakk gu fa amoon ci benn guddi moom moo ko defoon doom ba sax benn élément benn deuxième compagnie sapeur pompier bu Njaareem ñàkkoon ci bakkanam loola ak léegi ëpp na ñetti at. Diourbel RFM Babacar Diouf ci xibaaru ñoom léegi-léeg kii di Fatima Mbengue bu FRAPP Frontégage waaye tamit Abbas Fall bokk ci parti bi di Pastef ak Patricia Ngandul di soxnay Birame Souleye Diop dañ leen sax mujjee déféré di xibaar bu ñu Georges Des Diop baaxee léegi-léegi. RFM bitim réew. dalal Anna Rocha maa ngi lay nuyu Anna. maa ngi lay fay bu baax a baax Seydou Nourou. ñu wutali Niger àjjuma ji nag di bés bu mujj ci campagne électorale bi. muy campagne électorale bi soxal ñaareelu pàcc élection présidentielle bi foofee ca Niger ni ki tey jii ci guddi kon bu minuit jotee la war a jeex lu ëpp juróom-ñaari million ci ay électeurs ñoom ñoo war a dem ni ki dimanche ji wote diggante kii di Mahaman Ousmane ne woon njiitu réew Niger kon ak kii di Mohamed Bazoum ne woon moom ministre des affaires étrangères waaye itam ministre de l'intérieur Awa Mbaye. ñaari candidat yi war a bokk ci jongante njiitu réew mi li leen desee kon ñu egg ca wote ba ay waxtu képp la te ñu ngi def seen kéem kattan ba ku nekk wut sa mbooloo ñu far sa côté bu dee Mohamed Bazoum ñaar ñu am doole bokk ci kujje gi ñoo ko jàppale bu nekkee ca wàllu wa di candidat Mohamed Ousmane moom fukki parti politique ñoo ko jàppale ñoom ñëpp ñu tënku ci kuréel gi di Front Patriotique njiital parti Modem moom itam moom la àndal moom sax bëggoon a bokk ci présidentielle bi waaye candidature am dañu ko rejeté woon. Mohamed Bazoum di candidat parti nigérien pour la démocratie et le socialisme nekk ci au pouvoir moom moo jiitu woon ci premier tour ba am lu toll ci fanweer ak juróom-ñeent ci téeméer boo jël li mu jiitoo nag beneen candidat bi mat na ñaar fukki poñ ak ñaar moom candidat bi ànd ak nguur gi nag ci ak seetlu moom la ñu bari ci réew ma beral seeni carte war koo woteel ci dimanche ji ñu jëm poñ yu aju ci kaaraange xeex ger bokk na ci li gën a yitteel waa réew ma ci waxtu wi ba tax ki ñuy tànn faaw mu lijjanti yooyee jafe-jafe ba noppi. ñu waxaat ci premier ministre bu réew mu Côte d'Ivoire di Hamed Bakayoko dafa mujjee génn Abidjan wutali France ngir faju. waaw ngir faju kon évacuation boobu nag jur coow bu rëy foofee ca Abidjan démb ba tey kon évacuation sanitaire bi ñuy wax en tout cas ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko wër ñoom ñoo ne évacuation sanitaire la waaye dafa daal di andi daal jiixi jaaxa foofee ca Abidjan démb ak léegi ca Guinée-Bissau moom nguur gi léegi daal dina autorisé ngir cours yi maanaam jàng ak njàngale mi tàmbaliwaat ca capitale ba di Bissau dañoo dàqaloon li nga xamante ne moo di njàng ak njàngale mi weeru janvier ba léegi ngir wàññi kon kii coronavirus bi feebaru
coronavirus bi foofee kon ni ki talaata ji ñu dëgmal lañ ko war a tàmbaliwaat bu ñu sukkandikoo ci suñu correspondant foofee Noa Mankali. décision bu góor bi boobu dafa ñëw ci communiqué bu conseil des ministres ordinaire boo xamante ni moom la ñu def alxamisa bi école yi dañoo tëj seen bunt ci capitale Bissau depuis ci ñaar fukk fan ak ñett ci weer janvier bale passé ci cadre bu adoption yu mesure boo xamante ni moom la ñu jëloon pour ñu mun a wàññi walla jeexal ak yokk bu cas bu coronavirus yi ci Guinée Bissau góor gi dafa yokk tamit fanweer fan xamante ni moom la ñu yokk ci kaw état de calamité xamante ni ba léegi jeexangul war na jeex ci ñaar fukk fan ak ñett ci weer février bu ñu nekk nii lu waral ci émergence bu épidémiologie maanaam nu mu épidémiologie bu Ebola génnewaat ci république bu Guinée Conakry exécutif bi dafa décidé formé waat équipe boo xamante ni moom la ñu musoon am ci atum 2014-2015 waaye tamit dañoo bëgg a bàyyi frontière bi duñu ko tëj diggante Guinée Bissau ak voisin Guinée Conakry yoo xamante ni am na ñett buntu maanaam Buruntuma Picc Fulamori ak Kuntabeni Noa Mankali Bissau RFM. ba tey des ci mbas mi ca Gabon moom dañoo tay ba daanaka dañoo génne ay barne wala ay cin ñooy barme ay cin ak ay casserole di ko tëgg fu ne daal ak ngi daal ñu daal di fa jëlee lii di couvre-feu bi. waaw mooy xibaar bu tukkee kon ci correspondant bu RFI nekk foofee ca Libreville kon bu ñu sukkandikoo ci Yves Laurent Goma alarba ba tey bu 20h jotee rek yenn ci ay gabonais yi nekk Libreville kon dañuy génn seen buntu kër nekk ci fenêtre itam jël seen i casserole di tëgg diirug juróomi simili loolee ngir ñawlu kon confinement bi nga xamante ne moom la gouvernement bi taxawal ngir kon wàññi lii di mbas mi foofee ca Gabon ndax dafa am crise économique bu métti bi nga xamante ne ñu ngi koy dund foofee. ndaw nopp yu riir jaajëf Anna Rocha. est-ce que duñ ko testé. dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi la nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nourou. ñu waxtaanee tournoi bu Yaoundé tournoi qualificatif afro basket ci wàllu góor ñi Sénégal nag te dafa wane doolem ci diggantam ñi di waa Kenya. waaw leer na nag Sénégal qualifié na ba pare ci afro basket bu ñu nama amal ca Rwanda ca atum 2021 bi ci les éliminatoires wala boog les tournois bu Yaoundé tey jii si suba gi si seen jongante gu ñu doon amal seen digg ak Kenya Sénégal moo ci daal di am ndam 69-51 gis nañu nag ba ñu mi-temps yi ba dellu si le Sénégal daal di fipp mujj am ndam ci ñi nga xam te ñoo di waa Kenya yooyu la dañ siy daal di déglu analyse suñu naataangoo gi di Mokh Bassine Niang. équipe Sénégal boo xamante ni ñaari xar kanam la wane ci match bi déjà début match bi ñu def xaw na acceptable surtout premier quart-temps bi dugal 21 points mais ba ñëwee ci deuxième quart-temps bi équipe bi dafa baissé amatuñ présence en défense rebond yi offensif comme défensif jëlatuñ ko loolu permettre Kenya yi ak seen défense de zone bi ñoom ñu jël le large rawee ñu mi-temps bi 31 à 27 mais ba ñu ñëwee si troisième ak quatrième quart-temps bi gis nañ staff technique équipe nationale bi corrigé nañ gën nañoo mettre joueurs yi en confiance ñoom aussi sur le plan défensif ñu gën a montrer rigueur présent au rebond offensif comme défensif mais aussi am adresse parce que gis nañ ay Bamba Diallo Ibrahima Faye Fall même Youssou Ndoye mi nga xamante ni premier mi-temps bi 1 point la amoon ñu tourné ak 8 points gis nañ aussi benn rotation boo xamante ni pas bi utilisé wul pratiquement joueur am yëpp amuñu temps de jeu bu conséquent mais banc bi yëpp joué nañ ñii même bu nekkee am nga 1 minute ñii am nañ ay 6 minutes wala 5 minutes donc ça montre que équipe bi am na potentiel que match bi il fallait qu'on gagne ko pour ñu mettre en confiance tout le groupe mais aussi assurer une qualification officielle même bu nekkee amoon nañ ko dès le tournoi de Kigali donc ça montre que l'équipe progresse que le reste du tournoi aussi ki na mën a am plus de fluidité dans le jeu contre Mozambique ou contre Kenya contre Angola bi ñu war a jouer dimanche.
voilà mi ngi noonu programme noonu la tëddee ëllëg 13h diggante Sénégal ak Mozambique ba ca des nag ci jongante gi dimanche incha allah 19h diggante Sénégal ak Angola lay daal di doon. ñu tamit waajal ni ki ëllëg wucceem maanaam juróom-ñetteelu journée bu Ligue 1 fii ci Sénégal. waaw mi ngi noonu ca Saly ci bu 16h jotee diggante jàmbaar lay daal di doon ak Union Sportive bu Gorée. ca Mbao 16h ba tey niki samedi gi ñaari tali dana fa taseek ñii di waa AS Pikine ci stade Ibrahima Boy foofu AS Douane moo fay daal di taseek ñii di waa Ñambur bu Louga la Tanière sa Mbour la daal di nekk foofu 16h diggante Mbour Petite Côte ak Génération Foot lay daal di doon Ligue 2 bi tamit ñu ngi seen 8e journée samedi ëllëg Toubab Dialaw 16h bu jotee diggante Thiès FC ak Guédiawaye Football Club lay daal di doon Africa Promo Foot moom dana dem ca Fatick fekk fa ñii di waa EJ Fatick stade Alassane Djigo ba tey si samedi gi 16h Renaissance ak Jamono Fatick ñoo fay daal di jongante stade Amadou Barry bu Guédiawaye 16h ba tey ci samedi gi diggante Duc ak Iso lay daal di doon la ci des nag ci jongante dañ ko daal di yeggali dimanche jàpp altine Seydou. ñu waxtaanee football ca biti réew. championnat dañ koy daal di doore kon bokk lii di Coupe d'Afrique des Nations U20 ca Mauritanie yëf yi nag dañ ko daal di yegg ni ki tey ji groupe C bi moom moo daal di aye si ñaareelu bëccëgam 16h diggante Tanzanie lay daal di doon ak Gambie ba ca des nag 19h moo di choc bi diggante Maroc ak Ghana lay daal di doon championnat yi ci biti réew ni ki tey ji ci ngoon sa France dañ daal di door seen 26e journée ci bu 20h jotee diggante Brest lay daal di doon ak Lyon féetee si ñetteelu place bi ca Angleterre ñu ngi seen 25e journée Wolverhampton dana dara ñuy waa Leeds United ci bu 20h jotee ci Espagne ñu ngi seen 24e journée seen championnat diggante Betis Séville ak Getafe ci bu 20h tey yi ci ngoon 19h30 ci Allemagne 22e journée Arminia Bielefeld dana tasek ak waa Wolfsburg. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. jaajëf. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf administrateur bu Pastef Birame Souleye Diop Pastefam des na sursoi nañu moom kay ñaaw na ci xare bi ndax nee nañu boobee ba léegi ñoo ngi koy wër mu réer mër démb def na communiqué ci page Facebook am di ca xam le ne dawul làqawul bu ñu ko convoqué dina wuji yéenekaay bi nañoo te moom Birame Souleye Diop mi wax loolee jabaram di Patricia Mariam Gandoul ñetti fan a ngi ñu tëye ko police jëkkëram di Birame Souleye Diop tegu fa tànkam nee na moo fayoon ab téléphone am ba kenn mënu koo jot ndax dafa am ci yu mu ne woon sursoi di laaj jëkkër ju responsable jëkkër ju way jëkkër ju mat ci lan la war a mën a nekk lópp farata liberté jabaram nan la góor xaraas yi mën a nekkee ci keex gi ba noppi di bàyyi jabaram ci naaj wi l'observateur mel ne ku naan ñu day wax lu ko neex rek journal bi nañu donte wax na ci page Facebook am ne dawul demul fenn terewul alkaati yu dig di division investigation criminelle yi ñoo ngi koy wërte gisuñu ko démb rek alkaati yu dig yi gàddu woon nañu convocation demoon këram doon ko yóbbul waaye gisuñu fa luy niroog su lay mbaa biram mbaalu sant Diop yéenekaay bi nañu bu demalul boppam wuy ji waa dig ci guddi gi baa waa dig dem jëlee ko ci guddi gi kon mën nañu ne waa dig gisaguñu ba léegi Birame Souleye Diop li yoon bëgg a lijjanti ak moom ba tax ñu soxla ko yéenekaay bi nee nañu moo di dafa am ay kilifa yu nekk ci réew mi yu ñu yónnee ay message di leen ca tëkku ak ñoo xam ne dañu leen wax ne ñoo ngi seeni image yoo xam ne bés bu ñu ko génnee àdduna bàyyi leen te bu ngeen deful ndànk danañu ko siiwal l'observateur nañu ci enquête boobee ci la ñu jàppee woon xale bu jigéen bii di Fatoumata Traoré bàyyi ko ci la ñu tëyee Patricia Mariam Gandoul ci la ñu jàppee Abbas Fall ci la ñu jàppee Alioune Badara Dia ci la ñu jàppee Bawar Diagne ba ci Fatima Mbeng mi nga xam ne moom ñax gu wow moo lakk-lakkaale ko ca jàppe gi journal bi nee nañu yemul foofee ndax am na ñeneen ñu tegaat loxo ginnaaw bi ba ci jàngalekat bu nekk ca Sédhiou kii waral coow leeg mbambali di Ousmane Sonko Le Quotidien nee nañu ma nga woon démb ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru waaye la ko fa toppoon ci mbooloo ci université ba kenn xamul nu mu toll dafa bari woon ba jéggi dayo étudiants yi dagg defum diiraan daar ko di ko tàccoo ko bravoure Vox Populi ne ko ak naan ko Sonko président la ko yóbboon ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom Ousmane Sonko Vox nee nañu moo di ci étudiants yi koy jàppal tànk da cee am ñu amee woon i gaañu ci manifester yi fi woon keroog ñooñee la Ousmane Sonko demoon seeti leen ngir masawu ji leen journal bi nañu waaye nag ay adversaire moom Ousmane Sonko mayee ñu ko dara ne démb ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fu mu leen romb rek ñu di ko yuuxoo topp ko naan ko violeur bi tapet bi demal wuy ji justice Walf Quotidien nañu Ousmane Sonko violé na ba xolam sedd mesure barrière yi ñu teg ngir xeex ak mbas mi borom mbas mi di Ousmane Sonko journal bi nañu ba mu demee démb ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lu raw rassemblement moo fa amoon Walf gisee ci ne Covid 19 bi ñuy xeex dana yeex a jóge ci réew mi ndax kilifa yi war a wanew yoon ñoo njëkk a jàddoo yoon moo taxit feebar baa ngi fi di ñu bëgg a rey li ñu jàpp ne moo ko fi mën a jëlee di ñàkk yi anki dina kay nee nañu yi ci Sénégal jot a jot ñu toll ci ñaari téeméeri junniy ñàkk talaata jii di ñëw yemook ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février ci la ñu koy tàmbalee ñàkk nit ñi la Sénégal di dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk ba dañuy wax ne ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr moo ko wax démb ci télévision nationale Sud Quotidien nañu wax ji du kañ la ñuy ñàkk nit ñi waaye wax ji moo di fan la ñuy jaar ba nit ñi nangoo dem ñàkku ji sociologue bii di Djibi Diakhaté moom ak Mademba Ndiaye di spécialiste ci wàllu communication ñoo ngi wax ci xët mu njëkk Sud Quotidien fa ñu jàpp ne fa la ñu war a jaar bu ñu bëggee nit ñi dem ñàkku ji ginnaaw ñàkki chinois yi yegsi ci réew mi l'observateur mi ngi ñuy
wax ne état bu Sénégal mi ngi lijjanti yeneeni vaccin yoo xam ne ca réewum Russie fa la ñu leen war a defaree ñu def demi tour dem ci journal Les Échos ubbil yéenekaay bi Moustapha Diakhaté mi dëkkee yàkk Macky Sall ak nguuram lu mel ne xeme dëkkee leen a wax lool weñ wu ca dalde journal bi nee nañu moom Moustapha Diakhaté gis nañu ko démb moom ak première dame di Marième Sall ñu mel ne mburóokum soow ca kër Doudou Wade fa la ñu leen gis ne première dame moo fa demoon doon jaale ji Doudou Wade yéenekaay bi nañu ñu bari ba ñu gisee Marième Sall mu ànd ak Moustapha Diakhaté mbetteel lañu ci am Moustapha Diakhaté moo gunge première dame moo ko introduire moo ko waxal. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jaajëfal bu baax a baax Mamadou Mouhamed Ndiaye yegg ak yéen ci gis-gis ñu ngi ci jokko bekk Seydina Aliou Boli maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen nuyu di nuyu auditeurs yi. jërëjëf spécialiste nga ci gestion des urgences complexes maanaam nan la ñu war a gérer yenn yi maanaam booy urgence amee mu nekk loo xam ne dafay am jafe-jafe lool ñuy tamit xaar ci beneen wàll wi professeur Cheikh Ibra Niang maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di nuyu sama naataango bi nekk di socio seen auditeurs yi. jërëjëf ngay socio anthropologue dañ ko tàmbali ak Seydina Aliou Boli alors bu ñu nee spécialiste nga ci wàllu urgence complexe gis nañ jamono jile lii di couvre-feu bi ëllëg la war a jeex ñu yokkaat ci ab weer ndax jàpp nga ni couvre-feu boobee waroon jeex ni ki ëllëg di samedi la est-ce que vraiment am na lu mu jur ndax am na njëriñ wala amul njëriñ. waaw su fekkente ni information boobu confirmé wu na que ni dañuy yokkaat couvre-feu bi li ñuy war a mën a njëkk a wax mooy war nañu quand même am lu ñuy wax jàngat. am nañ ci ay xibaar nag ne dañ ko confirmé. waaw ne war nañu def benn évaluation li ñuy wax ci national évaluation war nañu évaluer déjà impactu lii jot a jàll ci couvre-feu bi ba ñu xam quand même lu mu jur comme jeexital bu ko defee ñu mën a xam yan ajustement la ñuy def pour li war a ñëw waaye couvre-feu dafa nekk li nga xam ne ci genre mesure barrière la boo xam ne bu ñu amul vaccin amuñu garab man bokk na ci moyen yu ñuy jël pour mën a xeex le fait que virus bi di circuler ndax dañuy limiter circulation doomu aadama yi donc sur le principe couvre-feu du loo xam ne dañ ko war a di ko ŋàññi non c'est quelque chose boo xam ne war nañ ko jël comme benn arme boo xam ne dafay nekk benn arme bu ñuy utiliser pour continuer riposte bi maintenant man li ma wax sànq mooy aussi que ni bu fekkente ni réew mu mel ni suñu réew Sénégal lu mel ni couvre-feu bu fi amee au moins am na benn impact moom boo xam ne dina ko am mooy maanaam dina fàttali nit ñi bés bu jot que ni ñu ngi ci contexte pandémie boo xam ne du Sénégal kese waaye adduna bi yëpp la ndax ñun suñu réew. waaye nag est-ce tamit naam daf ñu fàttali contexte bi ndax xam nañ ne 21h daanaka ñëpp a ngi fatu waaye est-ce que vraiment am na njeexital tamit. waaw mais justement loolu laa la ma ne la loolu il faut ñu am impact. il faut ñu am évaluation bi benn évaluation bi nga xam ni boo seetloo par exemple réew mel ni France wala Angleterre et cetera ñoom dangay gis les acteurs de la riposte la ñu ko yore chaque fois bu soit par semaine wala à chaque occasion dañuy ñëw taxaw def benn bilan bala ñuy jëlaat beneen mesure et cetera donc pour l'instant ñun Sénégal amoon na en 2020 da nga doon gis chaque mois par exemple équipe riposte dañuy ñëw def benn bilan global wax ñu lan moo amul ak fan la ñuy jëm et cetera bon pour l'instant on n'a pas ça dina ñëwaat ci yow léegi mais li ma bëgg a wax mooy principe actuellement amuñu vaccin amuñu garab lu ñu am mooy yeneen mesures yi nga xam ni moom la ñu doon la ñu mës a utiliser ci crise complexe yu mel nii pour surtout sanitaire pour mun arrêter circulation virus bi mooy loolu couvre-feu da cee bokk. d'accord ñu ñëwaat ci yow léegi ñu ñëw ci professeur Cheikh Ibra Niang alors professeur socio-anthropologue nga ndax yow tamit sa gis-gis ci vraiment pertinence maanaam njëriñ wala ñàkk njëriñ couvre-feu bi. xam nga gëstukat yi chercheurs yi maanaam lu ñuy balaa ñuy recommander dara dañ koy teg ci ay fait dañ koy teg ci kaw gëstu te gëstu yi mën nañu gis ne ñetti fànn la ñetti xeetu gëstu
am na gëstu boo xam ne balaa ngay jël décision bi da ngay gëstu situation bi fu mu toll gëstu population bi li ñu xalaat gëstu yan jafe-jafe la décision bi nga war a jël yan jafe-jafe lay indi ak naka ngay saafaraal jafe-jafe yooyu muy recherche formative nga xam ne dafay informer décision bi ngay jël soo demee ba nga xam ne jël na décision bi dafay am recherche d'accompagnement maanaam da ngay jëf bés bu nekk wala semaine bu nekk wala ñaari fan yu nekk mu am ay questionnaire yoo xam ne da nga koy jox population bi ak ay recherche qualitative maanaam may nga population pour natt pour décision impact décision bi au fur et à mesure na yan jafe-jafe la indi wala yan changement la indi ci comportement nit ñi après nga mujjee ci benn recherche boo xam ne recherche d'impact c'est-à-dire yow décision bi nga jël ba nga egg foofu lan ndax jur na li nga yaakaaroon ne sa décision bi mën a jël recherche yooyu defuñu ko wala suñ ko defee tamit man yëguma ko am na benn recherche boo xam ne équipe Moubarak Lo def nañ ko gisuñu ne soo xayma yi soo dajale yu données yooyu yëpp données statistiques yëpp nga comparé leen di nga mën a wax ne ndax ñaari phénomènes yi lié nañu maanaam boo yokkee boo amee couvre-feu indi na wàññi na kaa yi ñu ne ñoom gisuñu ko mënuñu ko gis parce que statistiquement li ñu gis ce n'est pas significatif kon nag léegi toll nañ ci benn jamono joo xam ne buur mënul décider moom kenn buur buy décider dafay ànd ak gëstukat yi dafay ànd ak ñoo xam ne ñooy produire science benn ñaar dafay ànd ak mbooloo mi. loolu yow da nga jàpp ni amul da nga jàpp ni loolu amul ci situation bi. gisoo leen ko suñu amee tamit bëriwul. am na ñuy gérer épidémie bi waaye li war a nekk ci biir gëstukat yi maanaam science sociale yi am fa doole bu mag. ak mobiliser ñi nekk képp kuy chercheur wala universitaire yu nekk ci gox yi ci région yi yooyu ñu mobiliser pour ñuy am contact direct ak population bi. yëgoo loolu maanaam dinañ respecter mesures barrières yi. pour ñu chaque fois ñu natt population bi askan bi fu mu toll. ak yan xalaat yu bees dañuy jëlee ci askan bi. dinañ ci ñëwaat léegi ñu delluwaat tuuti ci Seydina Alioune Boli alors yow. spécialiste ci gestion des urgences complexes maanaam xam nañ ne mbas mi nekk na situation bu complexe lool sax ba mu tàmbaleeg tey daanaka mën na at ndax mars yàggatul alors yow nan nga gisee ni noonu la ñu gérer situation bi mbas mi ndax ànd nga ci ni ko gérer am déet. waaw gis nga genre crise yu mel nii. dafay laaj toujours li ñuy humilité maanaam maandu ndax bu lu yomb a gérer da ngay xool nam dëkk yu gën a am doole Sénégal sax ni ñu koy gérer des fois da ngay gis ni dafay am ay gàllankoor loolu première observation la. La deuxième chose mooy ñun fii nii Sénégal suñu problème je pense que professeur Niang wax na ko insister bu baax c'est problème mu comme engagement communautaire bi maanaam askan wi nan lay bokkee bu bañ a nekk day consommer rek day toog rek muy consommer recommandation yi ak mesures yi ñuy jël mais moom ñoom sax ñu nekk ñu koy dawal. loolu nag bon loolu du mbirum ñëpp la daal maanaam man dama yàgg wax ni crise bi certes sanitaire la mais réponse bi dafa war a nekk réponse globale multisectorielle et ñëpp taxaw ci sànq su ma waxee ni couvre-feu bi au moins comme amaguñu benn étude d'impact mais au moins xam nañ ni tey jii ni Sénégal am na mbas parce que chaque 21 heures ku nekk da ngay toog sa kër tëju ndax boo xoolee journée bi liy xew tu te dis sincèrement ndax dëkk bi am na virus parce que les gens ne respectent pas du tout les mesures barrières. plus en tout cas yaa ngi continuer di am takk yi nit ñaa ngi dem di def ay regroupement et cetera donc au moins 21 heures loolu leen a dag donc gestion bi mënul parfaite dans tous les cas mënul mucc mais mënul parfaite am na nag li nga xam ne ay jéego yoo xam ne Sénégal def na ko loolu moom je pense surtout au niveau de la prise en charge ñoom professeur Seydi liggéey bu mucc ayib la ñuy def parce que quand même d'une manière ou d'une autre contrôle nañu ci feebar bi à ce niveau là mais loolu yemul foofu parce que pandémie dafa complexe effectivement lu bëre lay laaj mais surtout dafa laaj population ci boppam maanaam les communautés ñun personne lambda ñoo war a nekk ñun sax ay acteurs riposte bi avant tout. Très bien alors professeur Cheikh Ibra Niang
sànq dafa am loo wax nga ne daal vraiment da nga jàpp ne daal waroon nañ cee boole ñoo xam ne ay universitaire lañu maanaam ñëpp daal képp daal koo xam ne sa xel màcc na ci li nu mel ñu dugal la ci waaye sentiroo ko ndax jàpp nga ne daal état dafa jël yëf rek daf ko yëfam. waaw léegi université yooyu may wax nii c'est que université ay discipline yu bëri la. discipline yooyu yëpp dañ ko leen war a mobiliser mooy li sama naataango bu doon wax léegi rek ak interdisciplinarité multisectorialité multidisciplinarité yoo xam ne dañuy boole xeetu xam-xam yëpp ñu dajale leen jokkoo leen ak communauté bi ak askan bi pour mu am waxtaan seen biir. parce que loo situation problème bu mbas moo gis rek mbas mi dafay feeñal ni réew moomu am mbas am na lu ñu mar loolu lu ñu mar mooy waxtaan. parce que dañuy ne réeroo amul ñàkk waxtaan moo am su amee réeroo ci diggante réponse bi wala hôpitaux yi ak population bi rek c'est que waxtaan bi def na donc léegi boo jëlee loolu nga xool tamit ne couvre-feu bi si boppam dina indi ay xeet gaañte yoo xam ne dina yokk risque mbas mi parce que soo gisee suñu ne mbas mi diggante nit ak nit dañuy wàllante suñu dajalee benn place nga wàllante ay nga taw bi ay 17 heures 18 heures yooyu nga dem ci arrêt car yi wala arrêt tata yi lan nga fay gis nit ñaa ngi buuxante mag ñaa ngi buuxante xale yi ñu ngi parce que ku nekk war nga yàkkamti nga jibbi sa kër léegi loolu buuxante boobule ak le fait que ñu agglutiné parce que war nga egg balaa heure bu couvre-feu bi loolu rek si boppam sax nattuñu ko waaye xëy na suñ ko nattoon dinañ gis ne loolu yokk na mbas yokk na virus bi kon nag léegi niche de vulnérabilité yooyu moom nga war a seet dañuy seet ne fan la daay di nekk ñu dem wutal ko solution parce que boo xamul fu daay ji nekk di nga gis nit ki dina ñëw am góom ci tànk nga dagg tànk bi sànni fekk góom boobu nga dagg parce que da nga bëggoon régler góom bi nga dagg tànk bi sànni xëy na góom bi dina génn ci loxo yi wala mu génn ci nopp yi mooy réponse ciblée moo man loolu laa gën a gis ci contexte africain plutôt que ay couvre-feu yoo xam ne boo duggee ci koñ bi di nga gis ni ñu respecté wuñu couvre-feu très bien xëy na respecté ci taw yu mag yi waaye boo duggee ci biir koñ bi di nga gis ni ñaa ngi dox jaajëf professeur Cheikh Ibra Niang RFM di la jëf bu baax a baax ci wuyu bi fii ci RFM ak gis-gis jaajëf waaye itam jaajëf Seydina Aliou Boli spécialiste gestion des urgences complexes professeur jaajëf mbokk yéen itam jaa ngeen jërëjëf merci beaucoup mu nekkoon xibaar yi ci yaatal Seydina Rouba ci micro bi technique Abdou Thiam Ami Ndaw ñëw na yegsi na